li yéen kay xëy te ñu ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf jëlaat buum nga yeewaat ko ca boy ba borom buum gi di Macky Sall nee na loolee lu mën a nekk la ci gàttal li ñuy dund jamono ji ci mbas mi ci réew mi bu dakkul borom réew mi nee nañu dinañu tëjaat réew mi kàddoom yooyee moo nekk daanaka ci mbooleem yéen kay ñu xëy ndool Vox Populi nañu ba muy dalal démb comité pilotage fond force Covid 19 fa la waxee ne il faut que ñu bàyyi xel ne situation bi garaaw na ku nekk jël ay responsabilité am góorgóorlu ci li ñu digle ngir xeex corona bi président Macky Sall ne bu ñu ko deful ba feebar bi ëpp ñuy loxo ala kulli yàlla danañu dellu ci li fi amoon mu di état d'urgence ak tëj frontière yi du doon lu ñuy gënal ndax ñëpp gis nañu ni mu méttee woon waaye bu munta ñàkk dañu koy def Le Quotidien bind ne Macky Sall mi ne woon tekk ci yëf yi bu yàgg ba léegi yëkkati na kàddoom wax ci coronavirus bi ak ni mu mel ci réew mi ci troisième wàgg gi ak ni muy lawee nee na bu ko jaree dina jëlaat mesures yi ca war ba ci état d'urgence sax Macky Sall ne gis nañu ne jamono ji Ndakaaru fi la wopp jéppee kon nag ñi nekk Ndakaaru dañoo war a toog benn barab ci xët mu njëkku Les Échos ba tey ñi seen fa ay kàddoom yu muy wax ne Covid bi du ay caaxaan source waa ni ñu njiit réew mi Macky Sall nee na bu askan wi deful seen waree fa taxaw ak pas-pas pasteefu ci xeex feebar bi danañu delloo buum ca boy ba yéenekaay bi nañu sàkku na ci sénégalais yi fu leen tabaski gi fekk ñu defee ko fa ngir moytu déplacement yi sàkku nañ ci ndaw ñi ñu gën a waggar ci gestes barrières yi ci jamonoy vacances yi ngir bañ a lawal wopp ji ak virus bi ci journal lay fa mu ñu fay wax ne nit ñi mënuñoo taafantoo la tabaski gi bay jëlee feebar bi Ndakaaru di ko yóbbu ci yeneen régions yi Macky Sall ak ni mu waxee démb yéenekaay bi gis te ne Macky génn na ca Noël ga mu nekkoon ba yëkkati ay kàddu wax ca wax ju dëgër journal L'As moom ni mu jàngatee mbir yi moo di beneen état d'urgence dañu nar a dundaat ci réew mi Walf Quotidien nañu loolee muy nësër ak di ko laam-laamee bu ko defee lu nekk mën na ko caa fekk pari risque lay doon ci moom journal bi tegal ñu ci ne li nga xam ne dégg nañu ko moom Macky Sall mu wax ko démb bu ñu ko fooyooyal ndax Macky Sall mooy koo xam ne lu mu ne la dinaa ko def rek def na ko ba ñëw toog li ñu def yëpp ci fond force Covid 19 bi def nañu ko ci rapport ba jébal ko démb njiit réew mi Macky Sall nataal bi koy firndeel mi ngi ci xët mu njëkk Soleil national général François Ndiaye mi jiite comité bi mi ngi fay jox président Macky Sall seenum rapport journal bi xamal ñu ne rapport ba xamle na ne li ñu bëggoon ci fond force Covid 19 bu doon téeméer la juróom-ñeent fukk ak ñeent ya matale nañu ko plus exactement 94,3%. Sénégal ak fi mu toll ak mbas mi Soleil national nee nañu romb nañu léegi ñeent fukk ak juróom-ñeenti junniy cas l'observateur xëy ci cas corona yi ak ni ñuy jëllaañoo Ndakaaru ubbil yéenekaay bi am na ñaari centre de traitement épidémiologique yu yees yu ñu jagleel cas sévère yi ci corona yi benn CTE bi ma nga ci l'hôpital bu Pikine ba ca des ñu samp ko ci l'hôpital Abass Ndao l'observateur nañu ñaari l'hôpital yooyee la ñu tànn ngir ñu jàppale hôpital Dalal Jàmm hôpitalu Fann ak hôpitalu principal waa ministère de la santé it commandé nañu fanweeri centrale d'oxygène ak ñett ngir paj mi mbas mi ak ni mu melaat ci réew mi l'observateur nee nañu xalifa général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou santaane nañu wàcce ay kaamil altine ji di ñëw ñaan mu jóge fi jàng alxuraanul karim ci jumaa yeeg ci jàkka yeeg ci daara yi jàngi xësida ñaan jàmm ci réew mi ak nawet bu nangu ñu nangoo ci xët mu njëkku libération xibaar bu miti mu di tiis wu dal ci njabootug lëmu ca Dalifort yëral xët mu njëkku journal bi benn bâtiment bu fa nekk la dal ba daanu dal ci seen kaw ba njabootug lëmu faatu ca ña ca faatu borom kër ga la di Abbas Siba juróom fukket ak ñaar la amoon ak soxnaam Aïssa Traoré tolloon ci ñeen fukket ak juróom-ñaar ak seen jenn doom ju jigéen ju tudd Ndey Awa Ba amoon fukki at ak benn ñoom ñetti ñëpp fi saasi lañu faatu libee nañu bi dal bi daanu bay dal ci seen kaw da leen a fekkoon di nelaw. Sedima mi leen di jag. kon garab yu tegu ci yoon foofee ca Kaolack opération bi nag dafa am gannaaw nag poursuite bu amoon ci diggante yi def ñaawteef bi ak agent kon douane yu nekk foofee ca Kaolack tabaski la ko dese kon ci pan daanaka bëriwul ngir ñu daal di koy dund njiitu réew bi daan na kon baal lu toll kon ci ñeenti téeméer ak juróom fukki kon nit yu nekkoon ci kaso yi bokk na ca nag ñu kon daal di am maanaam ay mag ju ci am juróom benn fukki at ak waaye tamit ay gone ak ñenn ñu amoon kon yenn ci feebar université Alioune Diop bu Bombay étudiants yi fa nekk kon ñaari fan yi grève lañu rek daal di amal loolee nag ngir sàkku ndox ci biir campus bi waaye tamit ay salle yu mucc ayib leneen ci xibaar jàpp leen tàggat yaram lay doon ak Mouhamed Jo Diop li yéene kay xëy tey ñu ànd ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye Abdoulaye Diop moo féete ci machine bi ci micro bi Dieynaba Seydou Ba. di leen dalal ak jàmm ci studio Eva Mbaye bu rajo Futur Média xibaar yi ñu ko doore ko lu toll kon ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay nit yu nekk kon ci kaso wi président Macky Sall daal leen baal ñu dubbee ko kon grâce présidentielle ñoom nag dañ leen toppe woon bokk na ci nag yenn ci infraction yu kon wuute waaye jàppale ne ñu ci gën a bari ci ñu baal nag bokk na ca ñi nga xamante ni dañoo rek daal di wone ne bu ñu génnee ci kaso wi dina am kon ci lu ñuy yëngu bu ñu kon génnee bokk na ca ñu am lu toll ci juróom benn fukki at ak
juróom ak ñenn ci ay détenus yu kon feebaroon loolee nag moo tukki kon ci communiqué bi jóge ci dalwaay jëriñ ñu dénk kon wàllub yoon leen ci xibaar yi mbokk yi jàpp leen ne kon jot nañuy xibaar ne Guy Marius Sagna ak ñoom mu àndaloon toll kon ci juróom dañu tegoon leen loxo démb ci buntu building administratif ñoom nag bàyyi nañu leen Guy Marius Sagna kon moom kon police bàyyi na ko mu ñibbiwaat këram gannaaw bi 8 heures jotee ba teg ñetti simili ñu wax ci léegi coronavirus xam ngeen ne nag fan yi de mbir mi dafa jaaba jonge kon kaay di gën di bari saa su ne tax nag lu ci mel ni solub masque bi léegi ab obligation la ci dem ak dikk gi mu nekk car tata yi wala Njaga Njaay Dakar dem dikk yi wala kon ci taxi yi loolu nag ab këyit ba ñu duppee arrêté la dal waajur bu ñu dénk kon wàllum dem ak dikk gi génn ci biir këyit googule muy xamle ne léegi képp kuy dugg ci auto transport en commun yooyu da nga war a rek daal di takk masque waaye itamit li ñuy duppee gel hydroalcoolique dañ ko war di def itamit ci oto bi ci loolu nag ñu déglu ci Jules Aubin Sagna moom mooy secrétaire général bu doon lay jëriñ ñu dénk kon wàllum dem ak dikk gi jokkoon na ci ak Pabes Diba. arrêté bi ñaari poñ la benn poñ bi mooy wax ni képp ku yëg ci oto da nga war a takk masque sauf le cas bi nga xam ne yow rek yaay nekk ci oto bi loolu moom c'est autorisé te dawal sans masque mais bu nekkee am na ñaari nit rek ci oto bi masque dafay nekk obligatoire te loolu bu soobee yàlla force de l'ordre et de sécurité daañu ko contrôler loolu mooy mesure bu njëkk bi ñaareelu mesure bi mooy wax ni balaa ñu yëg ci oto yi de transport en commun de transport public moo xam Dakar Dem Dikki wala Njaga Njaay wala taxi et cetera wala même véhicule privé dañuy ñaan rek nit ñi balaa ñoo yéeg ñu laal gel wala produit antiseptique anti bi nga xam ne mën nañu aar ci coronavirus. alors mesures yooyu rek dañ ko jël ngir mën a xeex propagation corona bi propagation Covid-19 parce que ñoo ngi xayma ne mbir bi moo ngi yokk fu mu toll ñu jàpp ne foog ñu jël matuwaay yi mën a fexe ba transport public yi doon li nga xam ne duñu yombal duñu permettre virus bi di propagé wu xam nga daaw defoon nañ ko 2019 sax boo gisee mesure ñu njëkk a jël bokk na ci wàllum transport limité nit ñi wala obligé ñu jël masque yi def gel yi ak yooyu te mesures yooyu ñu jëloon wax dëgg yàlla buñ ko xaymaa ñun scientifiquement wane na transport terrestre ñi nga xam ne dañ ko doon ragal te ñoo ngi doon jiixi jaaxe ndax transport terrestre du favoriser virus bi du véhiculer virus bi. mais arrêté bi eggul ba ci limité ñi war a dugg ci oto yi. waaw loolu moom arrêté bi yeggu ci waaye bu jaree ñu yegg ci xam nga ne duñu éviter yegg ci. mu nekk kon ay tegtal yi nga xamante ni rajo ñu dénk wàllum dem ak dikk gi kon ñëw na ci rawatina nag léegi solub masque bi nekk ab obligation ci oto yi nga xamante ni moom mooy transport en commun yi ndax pare ngeen ngir rek dundaat état d'urgence wala couvre-feu laaj woowu la ñu rek daal di samp ci ñenn ci askan wi nekk fii nii ci Ndakaaru waaye ku ca ne nag daanaka nee nga pareegoo pour rek dundaat li ni mel ñenn ñi nga xamante ni suñu reporter bi di Ndeye Mati Dieng daje na ak ñoom nee nañu lu jëm nag ci président de la République yenn ci ay artu yu muy rek daal di yéegi ci kaw askan wi mbir mi nag safu leen reportage. ndax sénégalais yi pare ngeen pour delluwaat état d'urgence. état d'urgence laay xaram suñu mbokkan lañ ci def xalaatuñu ko yeer lay indi waaw dañu ñëwoon na fi ne ko indi tëju moom bokkatu ci la ñuy xalaat mënta tane mu ci mën ni doon daal na wax mu dégg rek lii la sénégalais yi di tontu ci kàddu yi nga xamante ne njiitu réew mi yëkkati na ko ne dàqul ñu delloo si waat lii di état d'urgence loolee nag ngir gën a mën a xeex mbas mi di coronavirus Ngor Sile moom ay bant lay jaay ci buntu Pikine li muy xelal nguur gi mooy mu xoolaat beneen doxalin mooy mu jéem a diglu nit ñi parce que kenn ku ne am nga sa avis am nga sa gis-gis ci mbir bi ndax réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk dund nañ ko metti na lu bëri taxaw na ca beneen wet ga groupe bu xale yu góor yi laaj bi rek la ñu samp werante bu metti daal di jug seen diggante feer bi dal moo ñu gën a suñu njaboot ñu fi daal loxo yoonu ñu leen jox déedéet foofu kenn du baal état d'urgence ça ne veut pas dire que ni doo lekk doo naan confinement ak état d'urgence am na maire boo xam ne cereem guddi la koy jaay am na ko doon ñu def di arrangé ñëpp am na un an et demi gis naa ko feebar gis naa ko feebar am na ba tey jile benn laaj bi
benn tontu bi Ibrahima mi nga xam ne dafa retraité ne xanaa xel sax xalaatul ñuy delloosiwaat état d'urgence. jàngoro bi bu yokkee ñoom ñoo ñu ko teg ñoo ubbi affaire yi jàngoro bi dugaat léegi ñun innocent yi conséquences yëpp léegi te ñun nous sommes des retraités sunu doom yaa ngi nii liggéeyuñu bu ñu naree tëj ça sera plus pire. waaye nag mu wute lool xalaat ak xaritam bi nga xam ne moom la toogandool di jouer lii di damier ñu nga ca buntu Pikine ci bërëb bi nga xam ne fa la car rapide di taxaw. lépp lu mu ci wax rek dañ koy suivre troisième vague bu ñëwee mu defaat état d'urgence ñu respecté loolu intérêt ñëpp la. bi ñu jógee buntu Pikine gaaru ceer bu Beaux Maraîchers la ñu mujjee fii li ñu fi nemmeeku mooy ñu ci bëri ñu ngi gaawantu di dellu ci seen dëkk yi ngir tabaski ji laata nguur gi di delloo si waat lii di état d'urgence. mu kon mel ni tabaski bi ak wàccaa gi itamit ña nga ca donte coronavirus bi ma ngay gën di yokk waaye lu ñu nemmeeku itamit mooy agression yi day gën di bari ci jamono ji tax nag léegi askan wi ci gën a bari bu ñu rek daal di dox dañuy ragal ñu jël seen téléphone wala ñu jël seen sac wala leneen ak leneen tax nag ku ci nekk ci jamono ji sa xel daanaka dalul booy dem booy dëkk moo tax nag ku ci nekk dafay rek daal di jiital li nga xamante ni moom mooy da moytu reportage yu Ndeye Mour Sembène. période bi sàcc yi dañuy yëngatu période bi dafa nekk période boo xamante ni ku mën a moytu daal na nga moytu. daanaka kàddu yi benn la samba boy yi kenn mënu leen téye bu ñuy waajal fête Toussaint moom am na lu mu jot a fekkee mu ñu koy nettali. daa tombé ci benn scène benn chinois boo xam dafa nekk ci biir taxi di manipuler téléphone am léegi nag ci biir embouteillage yi noonu ci la benn borom moto ñëw rek daal di ñëw këf ko rek daal di dem parce que foog naa nag précaution yi nga xam ne képp nit war na kaa jël instant bi ak surtout feetu tabaski bi ñu nekk. Tamsir moom chauffeur tata la moom lu mu jàpp moo di sénégalais yi duñu bàyyi xel su lu ñuy yor loolee moo waral saa su ne ñu leen di tafu. bàyyatuñu xel sa lu ñu wax da ngay gis sax ku téye téléphone am wala ku téye saagam mais di ci sax rendre compte ne mu ngi téye saaga wala mu téye téléphone am léegi sàcc bi nag si sa xel moom lay joué sàcc yi da lay xool xam ne yow mii sa xel nekkatu fi sa xel la ñuy joué sàcc yi takkuñu téye takkuñu dara sa xel nit ki rek la ñuy joué parce que yow chaque jour yaa ngi xalaat leneen. bu Rama di woote ngir nit ñi farlu Pape Demba moom nguur gi lay woo ngir mu gëstu leen. fête bi nii pour sàcc di triandawaat bari na trop nit ñi de xanaa ñu bàyyi seen xel si seen li ñu yor rek booy génn si. war na si jël ay matuwaay fexe ba doole si police bi ak seen gendarmerie ba jamono yi nga xam ne foo toll si mbedd Dakar yi da nga seen policier bu taxaw wala gendarme bu taxaw. fii si Ndakaaru tafu gi ak agression yi bëri na fi lool rawatina bu ñuy waajal ay fête askan wi nag ñu ngi leen di woo ngir rek ñu gën a farlu si lu ñuy def. 8h jot na ba teg fukki simili. RFM rajo askan wi. ñu dem ba Kaolack foofee nag ñangank douane ci diwaan googule ñoo daal di teg loxo ci ay garab yu tegut ci yoon ñu daal di koy xayma ci juróom benn fukki million ak ñeent ci franc CFA waaye nag liggéey bi laata kon ñu koy rek daal di muccal métti woon na lool ci ñoom ci diggante kon waa douane nag ñi doon def jéye gi ci loolu nag dañuy ci déglu lieutenant Lamarana Diallo moom mooy commandant bu brigade bu pour Serigne Bassirou Mbacké ci ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diamé. dañu gis ne bu événement di dégmal defkatu ñaawtee fi dañuy wut ay pexe nu ñuy dugalee ay mbir yi nga xamante ne jaarul yoon ci kaw loolu la ñu intercepté camionnette bii nii di Peugeot jóge Gambie yëpp ay comprimés yoo xamante ne jaaruñu yoon bi ñu évalué bi ñu ko xayma mu toll ci 64 millions 873 mille 148 francs CFA donc bi ñu leen heurtalee ñu xam ne ñàkk nañ ci la ñu bàyyi seen oto daw comme ci guddi lañ nekkoon dafa lëndëm ci pont aussi lañ nekk donc yombalu ñu daal suñu liggéey pour ñu mën a jàpp defkatu ñaawte fi mais li ci gën a am solo jot nañ teg loxo ci garab yi ba indi nañ ko fi mu nekk nii ci brigade pont Serigne Bassirou Mbacké. brigade gendarmerie bu zone franche industrielle itamit teg na loxo kon quantité bu am doole ci ay garab itamit ci zone bu Zac Mbao garab yi ñu rek daal di jàpp ñu xayma ko kon ci ñeent fukk ak juróom ñaari million ci franc CFA ñaari bés yuñ dul jàng loolu nag étudiant ya nekk ca Bambey daal di décrété kon daal di bàyyi lépp luy amphi dem ci resto yi di rek xewalu te duñu génn
génnee dara ñoom coordination des étudiants bi université Alioune Diop bu Bombay la ñu bëgg mooy ndox seen biir kon campus waaye itamit ay salle li nga xamante dañ fa mën a rek daal di def liggéey bu mucc ayib. Babacar Diouf. ay étudiants yu takku ñoo pare pour xeex ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor université bu Bambey ñoom nag mot d'ordre de grève la ñu xàppati. dafa nekk en mouvement de 48 heures yi nga xam ne du am benn nekk tamit 48 heures yoo xam ne étudiants yi dinañ lekk ci restaurant yi waaye duñ fay dara. li ñuy ñaawlu mooy yenn jafe-jafe yoo xam ne ni dañ koy dund ci université Alioune Diop bu Bambey mu jëm ci social ak pédagogie. wàllu social bi soo ko jëlee toog nañ lu mat 4 mois fii ci université bi plus précisément ci campus 2 bi amul ndox étudiants yi di jànkonteel ay jafe-jafe yoo xam ne kenn xamut noo koy méngale. hangar bi nga xam ne tey mën na secouer restaurant bu campus 1 bi. étudiants yi ne seen kilifa yi dinañuy tase ak ñoom saa su ne wante ndaje yooyu du am benn jeexital ci dund bi ñuy dund ci université bi. ñuy recevoir yi mooy amuñu ci benn satisfaction. li ñu mën a rafetlu rek moo di depuis démb Sen'Eau démarré nañ lu ëpp ñaari forage yoo xam ne ni ñu ngi ci commune Bambey pour régler problème mu ndox mu neex mi ci diwaan bi Bambey. RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf Sénégal dana teg kon ab écosystème maanaam système bu mucc ayib itamit ngir gën a mën a kon indi ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu mine ngir ñu mën fi mën kon dugal seen xaalis loolu nag moom moo ñeel projet ba ñu duppee kon hub minier bi nga xamante ni dafa bëgg kon def suñu réew benn passage bi nga xamante ni képp ku yëngu ci wàllu mine faw nga daal di fiy jaar rawatina nag ci Sénégal ak dëkk yi wër Sénégal maanaam ñu nekk ci Afrique sowu jant démb lañu ko doon présenté projet bi ñu duppee kon hub minier ci teewaayu Oumou Kalsoum li wàllu mine Sénégal nag bëgg na am centre boo xamante ne bu mucc ayib lay doon ci Afrique sowu jant mu nekk loo xam ne dafa taxaw ci kanamu autorité yi ba tax na amal nañu ab projet boo xam ne ñu ko duppee hub minier régional Doulaye Ly nekk chef projet bi. Sénégal am na ay ressources en termes de position géographique en termes de ressources stratégiques en termes de capital humain pour fexe ba Sénégal ñu fi defar équipement minier ñu fi defar service ñu fi defar ay centres de formation pour les miniers. bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bu ministère des mines et de la géologie projet hub minier bi nag dana nekk loo xamante ni dana gën a ñoŋal seen secteur bi Ibrahima Gueye. hub minier bi comme contenu local daf ñu war a tax ne encadrer leen accompagner leen ba nga xam ne lu bëri ci lii nga xam ne ay entreprises yu jóge bitim réew ñoo ko doon gagné mu nekk ay entreprises yoo xam ne fii la ñuy implanté gagné loolu réinvestiraat xaalis bi fii ci réew mi. bi leen ndaje nag ay dogal yu am solo jël nañ ko ngir mën a ñoŋal bi le projet Abdoulaye Ly nekk chef projet bi. dañuy gis dafa am genre match nul sax entre Tambacounda ak Kédougou parce que projet bi day distribuer service ak matériel Sénégal di ko distribuer Afrique de l'Ouest bu boobaa dañu naan fan la war a toog Sénégal fan la koy war a toog nga xam ne day assurer ñaari fonction yooyu distribuer au Sénégal ak distribuer Mauritanie Mali ba Côte d'Ivoire bu boobaa am na ñu tànn Kédougou am na ñu tànn Tambacounda alors beneen bi mooy ñu gis les parties prenantes est-ce que digal nañ si ñëpp ñu si war a dugg loolu tamit féete na boor. réewum Sénégal nag bëgg na def projet bii di hub minier mu nekk jumtukaay boo xamante ne askan bi daañ ko mën a jëriñoo ngir mën a yokk koom-koom gi fileeg fukki at. Oumou Kalsoum li opposition parlementaire bi nag tey jii la ñu gën a taxaw ngir ñu rek daal di annuler vote projet de loi bi nga xamante ni moom moo soppi lenn ci code électoral bi ab recours kon yóbbu nañu ko ca conseil constitutionnel Cheikh Abdou Bara Dolly moo ko daal di xamle moom moo toftalu ca jiite commission des lois foofee ca assemblée nationale ñu déglu ko ci jokkoom ak Pape Balla Gueye. bi ñu déposé jox nañu li nga xam mooy récépissé bi pour wan ka ni suñu recours adapté nañ ko. léegi nag liñ si xaar ci li nga xamante ni mooy recours bokk na ci mooy ñu annuler li nga xamante ni mooy vote bi nga xam assemblée nationale woote woon na ko ngir que li nga xamante ni mooy recours bi ndax dafa nekk loo xamante ni dafa nekk anticonstitutionnel ku ne xam na ni ñu amee sañ-sañ assemblée nationale déposé noonu la président de la république tamit am sañ-sañ parce que moom tamit yónnee li nga xam mooy conseil constitutionnel ngir laaj ko xalaatam ci loi bi président de la république yónnee na comme ni ñu yónnee mais président de la république bu xasee yónnee dafay nekk délai boo xamante dafay nekk bu gën a gàtt mooy délai bi une semaine lay dire au lieu que léegi muy nekk vert mais délai bi léegi une semaine la une semaine bi nag mën nañ jàpp ni comme démb la président de la république yónnee fii ba le 30 juillet au plus ma jàpp ne président de la république mi nga xam na ni conseil constitutionnel dafa manqué ñetti saas mu war leen a nommer ay saas yu bees pour ñu continuer
li nga xam ne mooy seen liggéey mais defu loolu mu yónnee leen li nga xam ne mooy requête pour que moom laaj leen mbirum loi bi est-ce que dafa nekk anticonstitutionnel wala bala see mën a prouver loi bi yaakaar naa loolu bu fekkente ni am na dañuy am beneen jàngat bu ñu war a jàngat mooy parce que est-ce que conseil constitutionnel dana àddu fii ak le 30 ndax obligation la pour mu def ko diggante fii ak le 30 est-ce que président la dafay nommer ay yeneen sages kooku leeruñu mais li am solo mooy conseil constitutionnel dana àddu ci li nga xam moo jëm suñu recours bi ñu déposé tey boole ko ak li ko président de la république laaj bu ko defee kenn ku nekk xam loi bi fan lay féete mu doog ko promulguer mu mën a dem wala ñu annuler loi. xibaaru tàggat yi xam gannaaw ba 8h jotee ba teg fukki simili ak juróom-ñett ñu ci dalal Mouhamed Diop. dal leen jàmm ci xibaaru tàggat yaram yi dañ koy tàmbale ak CAN bu mini foot Sénégal finalement dañ ko mujj disqualifié gannaaw jafe-jafe yu mu amoon seen diggante ak Côte d'Ivoire te njëlbeen ba nag Sénégal lañ jotoon jox ndam waaye dafa mel ni kilifa yi yor wàllu discipline bi di mini foot dañoo mujj jëlaat beneen dogal moom mooy fexe ba Côte d'Ivoire mujj qualifié ci demi-finale boobee loolu nag Lamine Lay trésorier bu comité provisoire de promotion bu mini foot fii ci réew mi naqarlu na ko lool dañ koy teewlu. lu ñu dund dañ siy jàpp rek li nga xamante ne si moo si njëkk mi acte de racisme la parce que le fait que ñu jël benn affiche teg ko si stade bi ne benn sénégalais bu mu dugg fii loolu acte de racisme la beneen bi aussi gis nañ ne aussi injustement lañ bëgg a sanctionner Sénégal parce que règlement dafa am lu mu wax commission arbitrale respecté règlement bi nga xamante ne si moom moo régir mini foot mais le président bi nga xamante ne si moom la ñuy wax Ashraf Ben Salah mi un tunisien moom bëgg a dox si ay yëfu boppam bëgg a dox si ay règlement boppam loolu nag ba mu amee ñun jël nañ suñu responsabilité mooy bu ñu joué si décision bi nga xamante ne si moom la bëggoon ñu joué Côte d'Ivoire tey 10h si suba pour xool match classement pour dem demi-finale loolu nanguwuñu ko moom il a fait constater donc suñu absence kay arbitre tunisien wane na carrément kat Sénégal dañ ko forfait parce que dafa waroon ñëw joué tey 10h loolu nag ñun yóbbuñu tinuñu ba ngoon ñu ñëw stade à notre grande prise ne kenn du dugg si stade bi voilà ba loolu amee aussi ñun tamit lépp lu ñu waroon saisir si ay instance saisir nañ ko muy WMF saisir nañ ko avec le président Philippe Juda informé nañ aussi ñi nga xamante ne si ñooy suñuy kilifa nekk Sénégal ak ñi nga xamante ne si mooy ambassadeur de Sénégal bu nekk kon dañu jàpp ne tey football moo si perte parce que li nga xamante ne si waroon nañ ko sàmm muy règlement bi nga xam moo régir football gis nañ ne di teguñ jaarul si yoon teguñu ko si yoon te loolu ñu ngi koy déplorer te aussi dañ xeex ba fu xeex bi yem pour ñu mën ñu rétablir suñuy droit à ce que mini foot bi aussi mën a avancer ñu teg ko si yoon. final bu tournoi bi di CAN bu mini foot finalement ci samedi bi lay mujj am di dox diggante Libye ak Égypte ci demi-finale yi Égypte dafa mujj génne Côte d'Ivoire moom mais doon am jafe-jafe ak Sénégal Libye nag mujj éliminé Ghana Sénégal dina jongante beneen final gannaaw bu mu lajjee ci final fi nga xam ne mooy CAN bu mini foot waaye COSAFA Cup moom Sénégal mooy jongante 21e édition boobu ca Afrique du Sud ca final ba gaynde yi dañoo daan ci demi-finale Eswatini ci série de tirs au but ñetti bal ci dara ci temps réglementaire bi ñaari équipe yi dañoo témboo woon ku ne dugal sa morom ñaari bët entraîneur national bi moom ku munti dajal final li mu bëgg rek moom mooy gagné ñu teewlu Joseph Koto gannaaw conférence de presse bi nga xam ne ñoo ngi ko doon amal après match bi. kontaan pour sunu peuple yëpp parce que vraiment lii dañ ko def pour le peuple sénégalais léegi nag vraiment xale yi gàcce ngaalaama final moo ci des nag final kenn du ko joué final da nga koy gagné donc moom laa leen expliqué nee naa leen final bi final la donc il faut ngeen bind seen tour ci histoire parce que nit ki dafay am bés bi da nga koy xam bés bu am lu am importance la ci joueur nga xam bés donc final la léegi tey soo leen gagné coupe COSAFA dañ koy bind ci annales yi seen doom yi demain suñu ñëwee sax dinañu xam ne premier coupe COSAFA bu nu invité Sénégal gagné na ko donc ñan na ko gagné woon dinañ wax joueurs yi ko gagné woon donc il faut ngeen bind histoire bi lu am solo la dañuy ñaan nag léegi population bi continuer ñaanal xale yi parce que ay xale nañu ñun noo gën a jeune ci tournoi bi soo leen ko seetaanee match bi tey sax tey loolu moo ñu ko may nu gagné ko parce que jeunesse su équipe bi fraîcheur physique bi nga xam ne moom nañu am ndax match yi ni ñu teg cumulé woo mais ñaanal leen xale yi pour yàlla may leen dem ci final bi nga xam ne moom la ñuy jouer dimanche. Joseph Koto xam nañ ki nga xamee ne ay goneem moom lañ nar a dajal ci final bi ci dimanche bi Afrique du Sud lay mujj doon moom mi dalal pom yi moom la Sénégal war a jongante ci dimanche bi ci final moom Afrique du Sud dafa daan demi-finale Mozambique ci ajuma ji ñetti bal ci dara final bi nag ñoo ngi ko jàpp dimanche kon ci Nelson Mandela Bay Stadium bu benn waxtu ci bëccëg jotee ba tegal fanweeri simili
wax ci 26e journée bu Ligue 1 ak ay choc yoo xam ne dina dox diggante Jàmbaar bu Saly mi nga xam ne mu ngi ñafe ngir dem ci coupe CAF moom moo fay dalal ci Fodé Wade ak SNEPS Excellence bu Thiès. Jaraaf tamit mun naa bokk ci jongante bi mooy dalal ci Amadou Bari. NGB ñaari tali mi xeex ngir des ci Ligue 1 bi fële ca Louga Njàmbur ak Génération Foot tamit am ñeent fukki poñ ak ñett ci Ligue 1 bi yéeneem yëpp moom mooy gagné ngir dem ci coupe CAF ndax ñaareelu place bi léegi day qualifié ci coupe boobu. AS Douane ci stade Ibrahima Boy moo fay dalal ak Casa Sport bu Ziguinchor. US Gorée ca stade municipal bu Mbao moo fay jongante ak stade de Mbour Petite Côte di jongante ca Maniang Soumaré ak Dakar Sacré-Cœur. ndaje mi nar a dox diggante Tëngéej FC ak AS Pikine dañ ko dàq ba dimanche li ko waral moom mooy dañoo bëgg a sargal Tëngéej FC mi nga xamee ne kon jamono ji mooy champion du Sénégal 2020-2021 ndaje mi kon ci match boobu lay am diggante Tëngéej FC ak AS Pikine ci la ñuy profité ngir sargal champion bu yees bu Sénégal ci wàllum football wax ak ci football ci bitim réew ak comité exécutif bu CAF mi doon daje ci ajuma ji par visioconférence décision yu mag nag jóge nañ fa bokk na ci Coupe d'Afrique des Nations mi ñu doon laam-laame dañ koy amal ñeenti at yu jot léegi nag comité exécutif bi jël na dogal ñaari at yu jot lañ koy amal comme ni ñu koy amalee waaye nag championnat d'Afrique des Nations di CHAN bi moom day toxu di am léegi ñetti at yu jot wax ci làmb ngir jeexal xibaaru tàggat yaram yi ak CNG bi bëgg a génne violence bi ci biir arène bi comité national de gestion am na ñaari lettre circulaire yoo xam ne génne na ko ngir fexe ba combat yi am arène nationale teel a jeex waaye du am violence waaye tamit face à face yi dox diggante mbër yi di am ci télé yi ak stade yi ñu fexe ba mu am ci dal ak jàmm Adama Bopp mooy porte-parole bu CNG ñu teewlu. ñun dogal bi jékki-jékki rek jóge ci kaw rek wàcc ci suuf ñun dogal bëpp dogal bu ñuy jël nga xamee ni ñii acteuru lamb yi ñoo ko séq balaa ñu koy jël dinañu la woo waxtaan ak yow wax li ñu nar ba ñëpp tënku ci ñu soog a génn këyit bi nag boo gisee ñu koy génnee di def ay circulaire doxinil leen la boo xamee ni ku ci nekk pàcc bu nekk nga xamee ni yow seq nañ ko ak yow dinañ la ko jox nga xamee ni ëllëg si biir bu fekkee ni da nga jàdd yoon buñ lay teg ci yoon kenn du fi nekk di wax yëguma ko woon circulaire bi xam nga boo jëlee règlement lutte avec frappe et lutte sans frappe dafa am ay temps de récupération ak temps de touche temps yooyu yëpp bu ci nekk jéem nañ ci def ay économie ba nga xamee ni dañuy rapproché combat yi nga xamee ni temps perdu yu bari yu ñu doon am loolu la ñu maximiser ba nga xamee ni lamb dina mën a jeex ci anam bi ñu ko bëggee waaw face à face aussi dañ koy réglementer parce que face à face ne soxlawul face à face du combat léegi nag face à face dañ ko bëgg def combat parce que ñi leen di topp yëpp amuñu fa benn njariñ lu dul ñëw indi fa ay njaaxum rek face à face ñaari mbër yi seq bëre bi ñoom ñoo ko seq face à face du ay defukaayu gàllaaj face à face du combat bi arène nationale lay amee wala stadium Iba Mar Diop mais ko fa mënuñu jël plateau télé bëgg ko fa def combat loolu mënul ne. Adama Bopp bu CNG di wax ci li nga xamee ne moom la ñu génnee di ay lettres circulaires ngir réglementer face à face yi ak lamb yi am ci arène nationale mbokk yi lii lañ leen andiloon ci xibaaru tàggat yaram. di la jaajëfal bu baax a baax Mouhamed Jo Diop ñu. RFM